Malick jërëjëf mbooleem membre plateforme Jàmmi Réew mi ci seen teewaay fii ci suñu conférence de presse bi ak jéego yi nga xam ne yaa ngeen koy dox depuis démb daanaka depuis ay bés kàddu yi taxawaay bi ak jéego yi day daal di wane ne li ngeen di wuyoo muy jàmmi réew mi yaa ngi di góorgóorlu ngir fexe ba niroo mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant maa ngi tudd Guy Marius Sagna di wax ci turu Y'en a marre ak FRAPP gis ngeen ku ci nekk ci ñun fi nga bàyyeekoo ba ñëw fii yaa ngi romb ci tali yi ay camion gendarmerie ay chars de combat gendarmerie ay auto gendarmerie takk der yi fees dell ci biir dëkk bi xam ngeen ne limu gendarme yii limu auto yii dëkk bi yëpp la ni gendarmerie xam ngeen ne buñ ko xaajoon fukk mën na encadrer manifestation boo xam ne jàmm ak salaam moo ko tax a jóg nañu waxante dëgg rek li ma romb ci camion gendarme ci rond-point yi ci yenn bërëb yi jéggi na dayo li am kon mooy y a une mauvaise volonté de laisser les citoyens sénégalais s'exprimer, exercer leur droit constitutionnel de manifester. De manifestation bu ñu autorisé moo gën a yomb encadré que manifestation bu ñu interdit te Sénégal fàttalikuwuma manifestation bu ñu autorisé boo xam ne jur na musiba bu ma waxee loolu li muy tekki mooy ñun Y'en a marre ñun FRAPP dañoo jàppate avec cette interdiction du préfet de Dakar, nous sommes victimes d'une énième violence. Bu ñu waxee violence bokk na ci citoyen am droit am sañ-sañ mu bëgg ko exercer nga ne ko mënoo ko exercer ndax risque de trouble à l'ordre public te nga am auto yu doy ngànnaay yu doy ay takk der yu doy dëkk bi yépp mu fees dell ba boo moytul sax mooy ëpp manifestant yi nga ne loolu mënoo ko jëfandikoo ngir encadrer ngir aar manifestation loolu violence la te ñu ngi koy ñaawlu bu fi ñaawlu yem moo taxoon démb ñun Y'en a marre ñun FRAPP démb ci 6 heures bi ñuy def suñu live ginnaaw bi ñu jotee interdiction préfectorale bu préfet bu Dakar dañoo woote woon résistance boobu ñu woote woon maanaam fippu ci résistance boobu la ñu nekk ba tey dafa fekk rek ne résistance boobu day am beneen melokaan tey ndaxte nag boo nekkee cim réew nga am si ay nawle nga am si ay mbokk nga am si ay kilifa yu mel nii waa plateforme Jàmmi Réew mi te nga bëgg a ànd ak ñoom ànd ak ñeneen ndaxte li la tax a jóg jàmmi réew mi la munoo topp yow sa bëgg-bëgg rek munoo ñàkkal fayda soofantal gis-gisu ñeneen bu fekkee Sénégal moo ñu tax a jóg foog ñu déglu Sénégalais yi te ci Sénégalais yi waa plateforme Jàmmi Réew mi ci lañ bokk jàmmi réew mi nag mooy justice ñun Y'en a marre ak FRAPP dañoo jàpp ne réew mënul am jàmm te justice amu fa te yoon amu fa bu dee waa APR wala waa Benno Bokk Yaakaar ñuy def xawma seen pré-campagne di dox fu leen neex ba ci Dakar Plateau ñu ne am nañ sañ-sañ bi waaw doxantu yooyu lan moo ko wutale ak manifestation pacifique nañu waxante dëgg rek pré-campagne yi différentes coalitions yi di def ci gox-goxaan yi
te commune bu Dakar Plateau élection locale am fa nit yaa ngi fay dox ak seen t-shirt ak seen flyers di fa pré-campagne loolu lan la ëppee solo wala lan la wutee ak manifestation dox la wax ji kay mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey mooy justice bi nga xam ne ñun Y'en a marre ak FRAPP dañoo jàpp ne dañ ko tënk dañ ko jatan ñun nag li ñu tax a jóg ànd ci tamit ak suñuy mbokk ak suñuy doomu ndey jàmmi réew mi ànd ci ak ñeneen te fan yii di ñëw dinañ ko gën a yaatal li ñu tax a jóg mooy justice bi dañ ko tënk dañ ko jatan te ki ko tënk ki ko jatan mooy exécutif bi mooy président de la république di ko diri ndoxu justice di dal ci suuf waaw te justice du taamu magistrat yi juge bi ñu taamu ndoxu justice fu muy dal ñu ngi masawu sax juge ak magistrat yi ndaxte xam nañ ne seen liggéey métti la xam nañ ne Sénégal am na un déficit de 300 à 600 magistrats et donc ku ci nekk yaa ngi am ay 200 300 dossiers d'instruction dans l'année naka nga mënee gérer 300 à 200 à 300 dossiers d'instruction dans l'année te nga war ko gérer de manière sérieuse loolu moo tax ci yoon a ngi jëng bi liñ ci dugal bokk na ci citoyens sénégalais yi nga xam ne fees nañ dell ci kaso def fa 3 ans 4 ans 5 ans te kenn àttewu leen kenn entrandu leen te bu nekkee ñeneen seen dossier fast track citoyens sénégalais yooyu mais ce sont des justiciables ce sont des citoyens yoo xam ne ils ont le droit de bénéficier du service public de la justice et d'être jugés dans un temps raisonnable mais 3 ans 4 ans kenn entendu la ma ne ku ko yuuxuwul sa mbokk nekkul kaso ku ko yuuxuwul musoo dem kaso ku jooyul naqarluwul nga def 3 ans waxuñu la àtte mais entendre sax kenn entendre la amoo mbokk kaso musoo dugg kaso ndaxte kaso neexul boo ci duggee di nga yàqamti ñu déglu la di nga yàqamti sax même bu ñu lay daan 20 ans de prison di nga yàqamti ñu àtte la nga xam fi nga féete waaye 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans kenn àttewu la kenn entendre la te bu nekkee ñeneen ñu gaaw leen entendre dafa am privatisation ci suñu gis-gis ñun Y'en a marre ak FRAPP des libertés provisoires une privatisation des contrôles judiciaires am na ñoo xam ne ñoom ñoo war a bénéficier liberté provisoire ñoom ñoo war a bénéficier li nga xam ne moom mooy contrôle judiciaire ak grâce mu am yeneen sénégalais yoo xam ne kenn xamu leen amuñu tur amuñu sant sa suñu rëkk fenn bokkuñu fii amuñu carte de membre ñooñu ñuy maxee ci kaso bi ñooñu lañu wax ne justice dafa jéng am ñoo xam ne régulièrement ñu leen di jàpp bu ñu sëkkatee ñu jàpp leen bu ñu yuuxoo ñu jàpp leen ñuy jëfandikoo justice comme ngànnaay ñu jàpp nañ ne loolu mënul continuer justice et paix maanaam yoon ak jàmm ñoo ànd fu yoon amul jàmm mënu faa am donc yoon bu jëngee yoon buñ ko jataŋee yoon buñ ko tënkee ni ko président Macky Sall tënkee foog ñu yoonal ko lii de mooy suñu yuuxu si jàmm ak salaam bu ñu demee nag ba Sénégal dañuy toll foo xam ne même booy waajal manifestation munoo sax fanaan sa kër ngeen jéggal ma bëggoon naa solu bu rafet comme sama mbokk yi mais naka laay fanaanee sama kër ñëpp naan la bu fanaan sa kër bi dañ lay jël si kon ngeen xam ne kon Sénégal métti na lii rek c'est une régression démocratique c'est un recul démocratique mu ngi ñuy fàttali yeneen ak yeneen yoo xam ne dund nañ ko ay 2011 ay 2010 ay 2012 à la veille d'une manifestation pacifique munoo fanaan sa kër ngay ñëw li nga sol démb moom nga fanaanoo moom nga xëyee tey lii la ñu wax ne mënul continuer suñu mbokk kaw ga béykat ak sàmmkat am jafe-jafe suuf ñu leen di jaay doole bés bu nekk Y'en a marre ak FRAPP ñu leen di recevoir ñu leen ñu suñu dossier caxat bu ñu caxatee suñu suuf mu ngi ci yoon ñu ngi koy topp mënuñu àtte bu ñu àttee duñu àtte dëgg ñun loolu la ñu wax ne foog ñu jóg si parce que Sénégalais lañ fi nekkal ñuy recevoir ñun waa Y'en a marre ak FRAPP liggéeykatu Sénégal ñu naan ñu ni kuréel bu mel ni Transplast xam naa xale yi sax xamuñu ko 32 ans de procédure judiciaire ngeen foog ne dëgg la am na ñoo xam ne fàtte nañ luy Sotrac wala xamuñu luy Sotrac
les travailleurs de la Sotrac depuis avant 2000 ñu ngi daw ci ay indemnité ak yeneen ay SIAS ak ay NSTS ak ay ñeneen ak ñeneen yoo xam ne boo limee turu entreprise yooyu kenn xamu ne 10 ans 20 ans 30 ans 32 ans de procédure judiciaire buñ la àttee buñ la àttee ba nga am dëgg ngay daw derrière l'application voilà loolu la ñuy wax naan kumba am ndey ak kumba amul ndey waaye ay bu nekkee Khalifa Sall wala Karim Wade ay bu nekkee kilifa mais kaawu kilifa ñoom ñett lañu ci benn dossier moom kilifa moom Thier moom Simon ñu libéré ñëpp ba mu des moom ngeen fa ne loolu dëgg mu mel ni ñun buñ ñu jàppee buntu palais présidentiel juróom-ñett lañ woon xaw ma juróom-ñeent ñu libéré ñëpp ba mu des man mais loolu waratul am ma def 3 mois kaso ñeneen ñi def 1 mois kaso loolu lañ voilà ce qu'ils sont en train de faire ak kilifa mais bi may dal waxoon nañ ne lii waruñu ko nangu parce que bu ma dalee dina dal ak keneen mu ngi nii mu ngi dal kilifa loolu la ñu wax ne justice bi dafa jéng député yi trempé mouillé dans des trafics de passeports diplomatiques la justice se hâte lentement waaye ay bu nekkoon Ousmane Sonko bi mu nekkee Khalifa Sall bi mu nekkee Karim Wade am na 25 nit yi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu woon seen tur ca CREI yi dafa mel ni kenn rek lañ ci topp loolu mën ñu continuer justice xam ngeen nu mu sant Sénégal du mujj fenn loolu moo war a jeex justice noo tudd du mujj fenn noo sant du mujj fenn loolu la ñu wax ne bu ñu moytuwulee Sénégalais yi dinañ fajal seen bopp te février ak mars li fi xewoon te mu tax suñu mbokk yi taxawal seen kuréel bu am solo boobu ñuy woowee plateforme jàmmi réew mi bokk na ci li jur les événements tragiques de février et mars dernier mbiru justice bokk na ci ay réew Afrique yoo xam ne fitna bu fa amee jur fa musiba boo xam ne kenn mënu ko xayma mbiru mais conseil constitutionnel wala décision de justice ñu ngi jëm ci élection locale mais justice mooy joxe naan diw moo gagné diw moo gagné ñu ngi jëm ci coowal 3e candidature justice moo nar a ne kan mooy nekk candidat kan moo nekkul candidat kon mel na ni ñun ñëpp citoyen sénégalais munoo yeewu ba heure bi ngay fanaan te doo jànkonte mbiru justice journaliste yi ñaata nañ leen dóor fu mu mujj du mujj fenn lii mooy l'image de la justice sénégalaise donte greffier yi ñu ngi góorgóorlu juge yi ñu ngi góorgóorlu magistrat yi ñu ngi góorgóorlu mais justice bi dañ ko tënk dañ ko jatal moo tax ñun waa Y'en a marre ak FRAPP ñu ne dafa jot ñu fecci justice Sénégal ñu jatan justice Sénégal ñu tinki justice Sénégal ñu libérer justice Sénégal moo taxoon ñu ne dañuy tàllal loxo bépp citoyen sénégalais boo xam ne am nga mbokk kaso yàgg na fa kenn attewu ko kenn entendre ko ñu ngi lay tàllal loxo ñu def benn say képp kuy béykat sàmmkat ci Sénégal ñuy caxat-caxatee sa suuf depuis ay at mënuñu la atte bu jaar yoon ñu ngi lay tàllal loxo képp kuy travailleur collectif de travailleurs syndicat boo xam ne 10 ans 20 ans 30 ans yaa ngi daw mënoo am dëgg boo amee dëgg mënuñu ko appliquer ñun Y'en a marre ak FRAPP ñu ngi lay tàllal loxo ak ñoom seen ñu def benn say xool naka la ñuy organiser ay lël est-ce que assise nationale de la justice lañ koy woowee est-ce que état généraux de la justice lañ koy woowee ngir xalaat génnee bépp xalaat boo xam ne jiitu na tey xaw ma ndax CNRI xaw ma ndax les assises nationales waxtaan nañ ci wàllu justice ak yeneen muy ay réflexion yu am solo yoo xam ne ay Sénégalais defoon nañ ko ñu wëyal réflexion bi xool ni ñu koy adapté ak tey xool naka la ñuy jàttanee justice Sénégal parce que nous sommes tous en danger nous sommes tous en sursis lii dal Khalifa Sall lii dal kilifa lii dal keneen ak keneen mun na dal keneen ak keneen mënuñu nag rek nekk ci réew moo xam ne waa FRAPP dañuy dem ñan ñu dóor leen saaga leen xëpp leen suuf ñu porter plainte depuis le mois de mai mais plainte bi da mujj fenn loolu ku mu neex wax dëgg yàlla doo nit ñun naxare nañu ñun ñëpp ni mu naxare Sénégalais yi mais lii c'est de l'insécurité juridique c'est de la violence juridique judiciaire lii la ñu wax ne si jàmm ak salaam dañ ciy waxtaan waaye ñaar
waxtaan ci waaye tamit dox ci donc résistance bi kon day continuer waxtaan bi day daal di continuer dinañ dem seeti syndicat yi dinañ dem seeti liggéeykat yi dinañ dem seeti suñu mbokk kaw gi ñëpp ñi am ay collectif ñu ngi leen di tàllal loxo pour dajeek ñoom les familles de détenus ñu ngi leen di tàllal loxo dinañ waxtaan ak ñoom dinañ waxtaan ak centrale syndicale yi dinañ continuer waxtaan ak parti politique yi ak société civile yi ngir def benn say ñun nag Y'en a marre ak FRAPP jàppee leen ñu comme ay facilitateurs donc dañuy yombal processus boo xam ne li ko tax a jóg mooy benn nañu waxtaan nañu pencoo suñu yoon ngir ñu yoonal yoonu Sénégal ñi nga xam ne dafa jëng bu waxtaan ci jàmm ak salaam doyul ñu dox def taxawaayu ñaxtu ci jàmm ak salaam ajjuma bii di ñëw nag dañuy manifester fukki bërëb ak ñeent ci Sénégal déposé woon nañ ci table préfet yi dangay gis yenn préfet yi naan la ay non 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 du 3 jours francs 5 jours francs bu ñu nekkee ca kaw ga lu leen neex la ñuy def Dakar kenn sañul wax ne d'accord nga ñëw déposé ñu naan la 5 jours francs nga dem BMS ñëw ne la ah yow yaa déposé damay jël sa empreinte ñu teg ko fan Thiès ñi ñu toogal Thiès ñun Y'en a marre ak FRAPP ñu dem déposé di xaar BMS woo leen ne leen dañuy ñëw jël seen empreinte y a 2 Sénégal nga dem Koungheul commandant brigade bi wax suñuy membre Y'en a marre ak FRAPP ne leen j'ai les hommes et la logistique pour encadrer votre manifestation dégg ngeen ñu on avait dit qu'elle était autorisée ñu dem ba démb préfet bi mu désavoué le commandant mais non 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 madame commandant brigade waruloon wax loolu donc pour l'instant ce n'est pas autorisé ak ñoom seen mën nañ continuer exemple yi nga dem xaw ma Diourbel xaw ma fan waa ji ne mais préfet bi ne non non foog mu am mémorandum bu amulee mémorandum du ñu autoriser manifestation loolu fan la nañu bàyyi ñaari Sénégal un peuple un but une fois la ñu wax bu ñu bëggee justice mooy dañuy respecter un peuple un but une fois bu bañ a nekk 2 peuples 2 buts 2 fois peuple boo xam ne justice day dal ci kawam day caw ci kawam ñu koy tëj beneen peuple boo xam ne mun na luubal mun na détourner mun na rey du mujj fenn ñu ngi tàllal loxo les familles de victimes des violences de mars ak février yoo xam ne amul benn responsable des familles de victimes de bavure ñu ngi leen di tàllal loxo parce que justice bi tamit loolu la parce que si on permet que ñu faat Guy Marius Sagna te du am responsable du am sanction c'est comme si on donnait un permis à Moundiaye d'assassiner Thiat wala Aliou Sané du soxor du dara si on permet au policier Guy Marius Sagna d'assassiner alors que du légitime défense Moundiaye Cissé te du mujj fenn c'est comme si on accordait un permis de tuer au policier Guy Marius Sagna mu assassiné Cheikh Oumar mu assassiné Malick mu assassiné Aliou mu assassiné xawma Xooxaan mu assassiné xawma et cetera loolu la ñu wax ne justice épée donc vendredi dinañ def sax lu gën a simple parce que xëy na ci wàllu guerre cible buy déplacé wu moo gën a métti topp donc ñun dinañ yombal sax préfet bi ministre de l'intérieur ak président Macky Sall mbir yi fii ci Dakar rassemblement la ñuy def rassemblement boo xam ne Sénégalais yépp yi am problème de justice ak yi am gis-gis ci yoon nu muy doxee dina leen jox kàddu gi sur un point statique vendredi rassemblement la ñuy def dans les heures à venir Y'en a marre et FRAPP dinañ communiquer ci lieu boobu fan la bërëb ban waxtu la donc nous allons faire un rassemblement parce que ñun comme ni ñu ko waxee il y a le temps de la réflexion il y a également le temps de l'action ñaar yooyu la ñu bëgg a boole donc ajjuma manifestation lay doon ngir wane suñu naxaat suñu métit waaye tamit suñu inquiétude suñu tiitange bëgguñu Sénégal suux bëgguñu Sénégal yàqu ñun Sénégal la ñu am amuñu feneen bëgguñu li am feneen am Sénégal moo tax nag vendredi dinañ organiser ab waxtaan
public rassemblement na ñëpp ñëw ci jàmm ak salaam solu ba rafet waaw sangu ba set ànd ak suñuy doom ñëw wax li ñu naqar li ñu métti ak li ñu tiital ci lii ñu gis te fu mu jëm buñ ko seetaanee ñun ñëppay ñàkk. Nous sommes venus aujourd'hui